man Ibrahima Lo la donc nekkoon naa réew mi def fa 14 ans 2014 à 2018 14 ans de militantisme boo nga xam ne actif nekk fa di liggéey tàmbali naa fa ci mouvement M6 avec le professeur Serigne Mon Mbaye bi ma fa jógee 2017 coïncidé avec création parti bi ma nekk ci membre fondateur ñu liggéey ci mais bi ñu dawalee ba 2009 dama sentir ni daal lu am solo moom mooy que ci politique mooy mbooloo te mbooloo kenn du ko may kenn da nga koy jóg liggéey ko si laa ni parti lañ am mais damay créer benn cadre d'expression bi nga xam ni mouvement lay doon mouvement bu mag lay doon ma xam ne dinaa ci mën a natt sama bopp bi ma defalee mouvement bi bu njëkk jadis na tuddoon ñu dawal ñeenti weer ma créé mouvement COM6 convergence des masses autour de Idriss Seck mouvement COM6 boobu ñu liggéey ci ba ma am ci benn taxawaay ci biir dëkk bi monté fi ay secteur taxawaay boo xam ne bu ñëpp ràññeeku surtout si parti bi ñuy dawalee ba nga xam ne bi ñu dugg 2011 ñu xam ni 2011 au niveau li nga xam ni moom mooy pàcc bi nga xam ne ñoo woon ndaw parti Rewmi bi ñu gisoon ni am na yu bëri yoo xam ne dafa yankoon maanaam yu bëri doxul woon ñàkk dox boobu ma xalaatoon ci ñu daal dinaa créer benn espace bi nga xam ni d'échange bi nga xam ne nit ñi xale yi surtout ndaw yi da nga xam ne fa laa bokkoon dinañ ci mën a nas ay pexe ba nga xam ne suñu politique bu ñuy politique mun a fës mën a feeñ ba askan bi nga xam ni ñoom la ñuy tàll suñu loxo pour candidat bu ñu yoroon ñu mën ko fekk ci si lu mu bëggoon si lañ créé cadre unitaire des jeunes de Rewmi cadre boobu waxtaan yi am ba ndaw yëpp d'accord ñu tënkoo ci wax ci ay kaddu lañ dajale dem seeti mag parti bi waxtaan ak ñoom élection am ci ñu nommé ma responsable des jeunes ci Thiès benn élection boobu mu mus a am si parti bi benn élection boobu rek a mus a am ndax waa ji moom da daan jël jékki-jékki rek xool ki nga xam ne moo ko neex rek mu jël ko ni yow daal yaa ma fi nekkal mais benn élection boobu moo fi musoon nekk te élection bu fa amoon man mii maa ko gagné. ba ñu jógee ci loolu 2011 mi am benn structure des cadres bi nga xam ne nekkoon na fi bi ñuy wax IS4 waaw IS4 4S dafa bëri ba fàtte naa sax lu muy tekki donc IS4 ñu nekk ca taxawal fii ci Thiès kuréel bi au niveau national ma bokk ca nekk ci membre fii ci Thiès ma nekkoon fi membre mais aussi chargé communication. beneen pàcc bi nga xam ne moo ci nekk élection locale yi nga xam ne 2014 am na ci mooy bi ñu ci demee ci liste nationale majoritaire bi nga xam ni sumboon nañ ñi doole ji ñu amoon jamono jooju laay wax de amoon nañ doole mais pas jamono ji ma nekkoon si liste majoritaire bi 9e tête de liste bi nekkoon candidat Idriss Seck bañ demee élection yi coalition Benno Bokk Yaakaar ñu gagné élection yi ma am double casquette conseil municipal Thiès ville ak conseil municipal Thiès Est waaye ñu taftal ci ma nekk président commission Halles et Marchés waaye commission boo xam ne musul dox ndax ay jafe-jafe problème mu dévolution lañ doon wax maanaam tey jii bu commission bi doon dox Halles et Marchés yan marché la ñuy liggéey problème boobu posé woon doxul woon. ba ñu jógee ci loolu jàpp ci yi nga xam ni année yi nga xam ne ñoo ci weesu at bi ñu nekk 2018 bi pour tënk rek. ba ñëwee 2018 bi secrétariat national parti bi def na fi benn congrès bu mu defee Saly congrès boobu ñu ko defee coppiwaat nañu ñu coppiwaat structure cadre bi tuddee ko SECAR mooy la cellule des cadres de Rewmi ma nekkoon ci aussi nekkoon ci panéliste maanaam ñi nga xam ni dañ doon xalaat ak di joxe ay idées pour tënk li nga xam ne mooy programme mu candidat Idriss Seck ñu jëloon ma ci. benn pàcc bi nga xam ne bu am solo bi nga xam ne pôle transformation économique te nga xam ne man loolu moom mooy sama domaine ci laa nekk di yëngu ci professionnellement ma nekkoon ci joxe sama xalaat sous thématique bi nga xam ne création partage de recherche man maag benn soxna bu ñuy wax Seybatu Sène ñoo ci nekkoon di ko bind. loolu daal buñ dee tënk tuuti ci sama parcours ci politique tuuti la xam naa nag lu ndaw dama tënk parce que buñ ci boolee combat yeeg prise de position yeeg ak yëpp lu ñu xeex
nekk na loo xam ne daal xaw na waaw modeste na mais macha allah donc tey man ma décider ànd ak woo samay mbokk waxtaan ak ñoom parce que yombul woon ay waay gars ay nit yu baax ñu mel ni ay Habib Niang ay nit yu baax yu mel ni ay Pape Mbaye ay nit yu baax yu mel ni surtout sama xarit Samba Thioub ñi nga xam ne ñoo ñëpp jàpp nañ ci wax ak man yombul woon parce que boo nekkee ci benn parti nekk fa fukki at ak ñeent nit ñi ñëw ñu la dañu bëggoon kat nga ñëw ànd ak Siré Dia ñëw liggéey ak moom mu nekkoon ay réflexion yu bëri ndax Siré Dia bañ ma ko waxee ku yomb àndal la ku yomb àndal la ndax nekk na nit koo xam ne nit ku dëgg nit ku oyof nit ku sincère te loolu rek lañuy soxla loolu rek lañu soxla en tout cas man sama engagement militantisme loolu rek laa soxla woon soxloo ma leneen ndax ñu bëri dañuy yaakaar ni jamono ji ñu toll soo jógee di politique rek koppar moo tax di politique ñun koppar fu ñu fekk fa la ñuy bàyyi ndax ñun koppar duñ ko lijjanti yàlla may nañu ñu góorgóorlu ñafe suñu àdduna ba yàlla suñu borom suturaal ñu liggéey te liggéey boobu ñuy liggéey dara mayuñu ko suñu njàmbarte dara mayuñu ko ñu dul fas jom loolu rek moo ñu ko may donc buñ ñëwee ci moom di fa liggéey dañuy ñëw apporter fa dara suñu mbooloo apporter fa suñu xam-xam pour que lii moo xam ne nekk na ci moom ànd ak président Macky Sall di ko jàppale ñun ñu sumb suñu loxo taxaw jàpp ci ba Macky Sall président Macky Sall am un second mandat et dès le premier li ma ciy wax moom mooy man du ma mbuqat déedéet ma mbuqat de xam nga fii Thiès gars yi dañu tàmb ni boo demee feneen rek wax ji bëri wax bu bëree dinaa bëri wax bu jëf bëree dinaa bëri jëf bu leneen bëree dinaa ko bëri barke rasulullah dama leen di wax leen rek ñu koy dégg dina egg fu nekk man Siré Dia dama ciy takk rip laa ciy def waaw ñoom xam nañ jàng naa lu bëri ci ñoom nag jàng naa lu bëri ci ñoom leneen li ma fi jàng tamit xam naa ni ci fukki at ak ñeent yi ay alxuraan yu bëri jàng naa ko fa jàng naa ko fa de waa ji nag xam naa ni sëriñu daara bu mag la woon ndax ku mën a jàngale la am na lu mu daan wax da daan wax naan Dieu nous a créés dans le seul but de nous éprouver nangam et de savoir lequel d'entre nous entre l'intervalle naissance et mort est meilleur en bonnes œuvres waaw loolu rafet la macha allah waaye nag gi nga jëf yooyu man gisuma ko ba li nga woon bonnes œuvres boobu ak bien boobu si Siré Dia laa ko gis loolu am de waaw di tënk rek di wax ni yéen daal ñi nga xam ne tey ma nouvelle famille politique que j'assume dama koy assumer de mais kenn du ma divertir l'objectif c'est quoi? D'avoir une relation sincère avec le DG Siré Dia am loo xam ne lu dëggu ak moom diggante boo xam ni bu sell diggante boo xam ne naxante amu ca loolu laa bëgg te si loolu rek laay dox leneen ñoruma liggéey ba mu xam ne liggéey naa looloo ma ñor kenn du ma divertir kenn man aw ma parparloo xam nga sama parparloo kan la ba ma nekkee fale fulla googu laa amoon fulla googu laa amee fi parparloo xam nga fan la Siré Dia laa fat fatuma feneen de foofu laa fat et dama leen di lancer un appel ñun ñëpp ñi nga xam ne ñooy fameem ñu booloo def benn dank ñun ñëpp ñu doon benn jàppalante am solidarité suñu biir pour que moom ndam bu mu bëgg Thiès parce que Thiès maintenant démb dafa yankoon élection yi passé Thiès dafa téngoo maanaam dañ naan ay 50-50 gagné nañ région bi de Benno Bokk Yaakaar gagné na région bi mooy dëgg ji commune bee des commune bi ñu fiy téngoo doolu am day basculer carrément ci kaw Siré Dia te li ma leen wax nii
li ma leen wax nii élection yii di ñëw nañ joxante rendez-vous ñun ñëpp doon benn say. got lu muy doon got bu la defalee dara da nga koy defal ku la nekkal ci naaj bi nga nekkal ko ci kër gi DJ Siré Dia dafa wàccoo ak waa Thiès mi ngi fiy jàppale néew di doole ji di fi jàppale borom daara yi di fi jàppale ci jàkka yi di fi jàppale ñu tawat di fi jàppale jeunes yi nga xam ne amuñu liggéey mi ngi leen di jàppale. kon donc nag ñun nañu wàccoog moom jox ko une victoire éclatante en 2019 maa ngi